votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna jege. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV. waaw jërëjëf mbokki Ngekokh FM comme ni Ngekokh TV plutôt comme niñ leen ko waxee woon rek dinañ leen toppal li nga xam ne moom mooy événement bi xewoon fii ci 6 août 2022 muy Mame Khaly Sarr woote woon ci programme bi nga xamante ne moom mooy soutenir ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs sportifs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaanu Ngekokh ba tax na remettre na fi tey ay lot d'équipement yu am solo jox ko 27 ASC yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw defe naa ñu ngi def nii nag point de presse bi mu mën a tëj ak li nga xam ne ñoom ñooy presse bi ñu ngi gis nag fii ñii ci ginnaaw ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañ ko ci wàllum organisation ci tey ci li fi xewoon kon Mame Khaly ñu ngi lay jox micro bi nga mën a waxaat ak presse bi yëpp ci àddu si li nga xam ne xewoon na fi tey ci biir centre socio-culturel bi. waaw soxna Ñilaan ñoo ngi lay nuyu bon suñ dajee tey fii li ko waraloon mooy dans le cadre de notre programme comme chaque année niñ koy doxalee rek jàppale jeunesse su campement Ngekokh pour avancer campement Ngekokh moo taxoon cette fois-ci ñu amoon 27 paires moyens pour distribuer ko toutes les ASC les 26 ASC et l'ASC de Ngekokh loolu moo waroon tey ñu teew fi et vraiment je pense que la cérémonie jaar na si yoon c'est def nañ ko jàll na donc di ñaan yàlla daal yàlla mi nga xam ne moo mën a kàttanal doomu aadama li nga xam ne mooy suñu yéene si jeunesse su campement Ngekokh ak doon suñu yéene si campement Ngekokh yal na yàlla kàttanal ñu bañ mottali ko si jàmm ak salaam. merci beaucoup Mame Khaly ñu gis aussi ne yemoo rek ci mayo comme ni ñu ko waxee ba nga jógee ci li nga xam ne moom mooy loo bi nga xam ne ci ay matériel de santé de dernière génération dafa mel ni da nga ñëwaat rek lëkkaloowaat ñaari tey ci sport ak santé ndax am na ay sachet yoo xamante ne da nga renforcer li nga xam ne moom mooy boîte pharmacie yi nga mayoon équipe yëpp. waaw soxna ñu naan li waral suñ taxawaay boobu mooy xam nga ñun acteur de développement lañ te ku wax acteur de développement balaa moo neex mooy fa nga fekk baax ñun campement Ngekokh lañ am. campement Ngekokh moo ñu jàngal campement Ngekokh moo ñu faj campement Ngekokh moo ñu yar campement Ngekokh moo ñu def nit ba fuñ mën a dem man fa taxawal campement Ngekokh donc bu loolu amee bu yàlla dogalee loolu si suñ jëmm ji ñun dañu war a ñëwaat retour à la source la ñu war a def donc moo tax saa su nekk lu ñu am rek lu ñuy njëkk a xalaat rek mooy comment aider les gens de campement Ngekokh aidé wuñ sax campement Ngekokh suñ bopp la ñuy jàppale parce que la ñuy defaat campement Ngekokh si ñun ñii lay ñëwaat moo tax saa su nekk rek dañu fexe di def si ay secteurs yoo xam ne secteurs yu sensible la ñoo ngi woon si santé bi présentement nii ñoo ngi si sport bi et fii ak fin d'année am na yeneen activités yoo xam ne ni incha allahu rabbi dinañ si duggaat. waaw ba léegi rek macha allah ci retour au bercail bu am solo bi ndax defe naa lii nag moom mooy retour au bercail di jëf ci comme ni nga ko waxee ci secteur yu sensible yi waaye dafa mel ni am na perspective bu mag boo xam ne mu ngi jëm ci sunu kanam ci li nga xam ne moom mooy wàllum santé ndax kenn umpalewul ne Ngekokh fii ñu toll ñaari poste la am 1 ak 2 1 nag la nga fa def ñëpp xam nañ ko ndax matériel boo xam ne ñii naan 17 ñii naan 18 ñëpp toog xam ne lii matériel de dernière génération comme ni ñu koy waxee boo ko tegoon ci hôpital boo xam ne kenn defu fa dara day démarrer li nga xam ne moom mooy hôpital bi waaye dafa mel ni am na beneen perspective boo teg ci lu ni mel. waaw soxna ñi li nga wax dëgg la yaakaar naa ne lii ñuy waajal nii pour jëm si incha allahu rabbi bu yàlla dogalee mu yëgsee jàmm ak salaam ak fekke ak tal li ñu defoon daaw di ngeen ko fàtte parce que am na feneen fu ñu visé xam nga yàlla dafa dogal ñun si secteur boobu la ñuy yëngatu secteur santé xam si lu bëri donc Ngekokh actuellement ni ñaari poste de santé la am suñu yéene moo doon équiper ñaari poste de santé yëpp daaw déjà on a fait avec le poste de santé numéro 1 bi nekk suñ koñ cette année-ci on va essayer de regrouper tous les 2 postes de santé pour jéem leen a may matériels yi nga xam ne ñooy matériels yi gën a sophistiqué dama bëgg ren incha allahu rabbi bu ñu si yàlla yóbboo dinañ gis matériels yoo xam ne boo doon wër Sénégal gi même hôpital yi gën a mag je ne pense pas que ne di nga ko fa fekk loolu yëpp dañ koy def nag ngir Ngekokh jëm kanam ngir Ngekokh yokku ñun liñ bëgg mooy lépp lu ñuy gis si biti di ko gis bitim réew di ko gis Dakar ñu koy am campement Ngekokh ba yenn yi kenn dootu dem Dakar wala nga dem Mbour wala nga dem Thiès dañoo bëgg toog Ngekokh fii faju Ngekokh loo bëgg mu fekk la Ngekokh loolu daal mooy suñu yéene. macha allah loolu daal mooy sunu yéene boo ko waxee gëm nañ ko ndax keroog gis nañ li nga xam ne wàccee nga ko teg ko ci li nga xam ne moom mooy askanu Ngekokh waxuma la dara waaye échographie bi nga xam ne ku ko soxla woon di nga daw ba Dakar baa nga daw ba Mbour baa nga daw ba Thiès indil nga ñu ko fi ñu koy defee fii kon loolu boo ñu waxee ne di nga indi pour poste 2 dafay nekk loo xam ne dañ ko gëm te nag dañ koy wax saa su nekk rek ndax wolof maa fekkee la bëgg wala tubaab maa fekkee la bëgg lii nag dañ naan mooy la partie visible de l'iceberg lii rek la ñu gis la nekk ca suuf ca ordonnance ya
ci taxawu nit ña moom moo ëpp ci loo xam ne bëggoo sax ku la ko waxal kon nag ñu ngi lay jaajëfal comme niñ ko defee rek tey si t-shirt yi toute la jeunesse de Ngexox wala toute la population de Ngexox te remercie. waaw xam nga man moom suma àdduna ci programme laay dox et nous avons un programme bien ficelé donc xam nga mënaguñoo defandoo lépp mais l'essentiel mooy dañuy xool li nga xam ne mooy priorité te dañu gëm ne nit mënta def dara sans wér gu yaram donc ñu xam ne foofu mooy priorité bi ñu jéem fa teg suñ loxo bu baax ba yenn yi bu lépp mënta faju sax dina am yoo xam ne nii dina wàññeeku ñu jógee foofu ñu ñëw ci sport bi parce que li tax ñu dem ci sport bi ñun jeune lañ ay jeunes lañ ma bëgg sport di dund sport donc moo tax ñu investir ci sport bi bu ñu jógee ci sport bi nag am na yeneen perspective yoo xam ne bu yàggul dara di ngeen ñëw ñu oo leen ngeen gis ko bon bëgguñ fi nekk di wax ne lii ak fii lañ jëm ak fee lañ jëm ñun daal dañu bëgg saa su nekk bu mbir taxawee rek mu doon surprise ci population Campement Ngexox. Bon je peux dire que perspective wàllu politique mën nañ ko am mais nag man je ne parle pas de la politique politicienne. Nous, quand on était à l'école, on nous a appris qu'est-ce que la politique. La politique, c'est faire avancer la vie de la société. Même grand bara yow mii da ngay def politique dans ta maison parce que ni ngay defee politique mooy boo xëyee di nga lijjanti ba yokk sa dépense boo doon joxe dépense 5000 francs di nga lijjanti ba yokk ko def ko 10 000 kon ñun bu dee politique boobu la ñuy wax ñun on est preneur dàquma dara mais bu fekkee xëccoo poste soxlawuma poste man soxlawuma dara xam nga li ma soxla grand bara mooy na Ngexox jëm ci kanam. man loolu mooy suma objectif soxlawuma leneen hier rek j'ai parlé avec un ami bon bi mu may wax naan ma ne ko damay dem Ngexox nii mu ne ma non pourquoi ngay dem Ngexox doon toog ma ne ko non je vais à Ngexox mu ne ma yow lu tax mënoo toog dëkk Dakar ma ne ko non man Ngexox suma xol la nekk et donc ñun lépp loo xam ne nii day yëkkati Ngexox jëm Ngexox ci kanam ñun loolu lu mu laaj tant que ñoo ngi mën a dund dinañ ko def. non mën na ne lu mën a nekk la mais autrement ñun defuñ politique grand bara pour remplir les poches defuñ politique. pour faire quoi que ce soit bu ñuy do tey ñun bés bu ñu demee bay def politique mooy dañuy def politique pour ñëw fekk Ngexox ñi yor Ngexox fañ yemale Ngexox ci lu baax ñun ñu jëlee Ngexox yóbbu ko fa neen non ñëwaguñ mais dañ ne mën na nekk duñ dàq dara waaw. macha allah muy lu am waaw mbokki Ngexox TV comme niñ leen ko waxee wax ja mënut a bëri ndax jëf jee bëri taw jëf moom bu bëree ay wax dafay daal di toxu defe naa loolu nag la wane tey kon nag Mame Khaly Sarr comme ni ma ko waxee léegi rek jeunesse Ngexox wala population Ngexox ñoom ñoo lay remercier mag ñi nag ñu ci bëri teewuñu ndax wàllum sport lañu ñëw wuy si waaye ña nga toog seen kër di déglu ak xam li xew ñëpp a ngi koy ñaanal ñëpp a ngi koy sargal kon nag nañ joxe dig daje ci yeneen i jotaay ci biir Ngexox TV